li ñuy wax candidat yi fi dajale parce que dañu bëggoon tey ñu dajale toute la classe politique de Mbacké que mu nekk ñiy wut les communes comme de Mbacké département que mu nekk ñiy wut communes yi que mu nekk ñiy wut département bi ñu wax ak ñoom ne la ñun li ñuy xaar ci ñoom mooy déjà un plan de développement cohérent parce que laaj dëkk bi neex na mais am plan de développement cohérent bu nga xam ne ëllëg da nga koy teg ci loxo population yi te du nekk ay fen du nekk ay nax ñun ñu xaar leen ci loolu ne leen nag képp ku nga xamee ne andil nga ñu loolu ñu wax te mu tënku rek ci jubal takku liggéey nga viser 3 piliers yi nga xamee ne ñun dañ ci woote te ñëpp war nañ ci woote mooy un leadership de qualité mooy une modernisation de notre département parce que tey on constitue la 2e agglomération du Sénégal mais on représente quoi au niveau du Sénégal ñun ñooy ñaareel bi mbooloo ci Sénégal waaye lan la ñu ci Sénégal il faut qu'on se pose cette question suñ fi nekkul dara lan moo tax nekkuñu fi dara donc loolu aussi daf ñu interpeller ñun ñëpp dafa interpeller la classe politique dirigeante mais dafa interpeller bépp doomu Mbacké ak yow nga nekk politicien nga ñàkk ko nekk loo mën di doon tey interpeller na la war nañ ci andi ay réponses dafa tumranke tey ay njiit yoo nga xamee ne seen leadership dañ ko axé ci jubal dañ ko axé ci takku mooy engagement dañ ko engagement patriotique dañ ko axé ci fas yéene liggéey mettre en avant les compétences professionnelles mettre en avant les qualités des hommes loolu tey dañ ko tumranke réew mépp di ko jooy kon suñu mouvement ci loolu la jóg ñu wax ne que ñun am nañ ay modèles yu nga xam ne mën nañu inspirer pour ñu sukkandiku ci loolu mën a tabax suñu réew tey waxuma département bi waxuma commune bi mais man réew mi laay waxal dañu war a ànd dañu war a jubal dañu war a takku dañu war a liggéey pour suñu réew avancer génn ci jafe-jafe yi nga xam ni jigéen ñi ñi ngi ci xale yi ñi ngi ci góor ñi ñi ngi ci. wax aussi muy 3e et dernier pilier mooy que ñun dañu nekk ci benn conurbation bu nga xamee ne amul benn limite boo gisee la conurbation du Cap-Vert de Dakar dafa nekk ne géej gi keek na ko ñuy tabax en hauteur mais ñun fii ba Jolof fii ba Kajoor fii ba Saalum fii ba ngay dugg biir Bawol amul dara loo xam ne dana téye suñu conurbation suñ ci jógul dana nekk loo nga xamee ne tool yi dina toxu garab yi dina daanu bu ñu paree nag on fera face aux maladies pulmonaires on fera face à des maladies comme le cancer te loolu fii lañ koy régler ci plan de développement yi ñuy proposé ci lañ koy régler mais du ñu xoolee rek di xaar muy dem noonu di dem noonu boo léegi ñun ñooy am feebar yooyu suñuy doom ñoo koy am suñuy sët ñoo koy am suñuy jabar ñoo koy am te bu boobaa ñun ñi waroon diriger on serait responsable. am na ay rumeurs yi wax ne am na benn candidat boo choisir déjà est-ce que mën nañ xam candidat boobu. colonel Alimar du def ci ay lëndëmtu ak i làqatoo ki def ay yëf lu ne fàng lay def dañu wax ne lii ñu wax woote ko képp ku nga xamee ne daje nañ ci ak yow ñu waxtaan ci ak yow juboo ñu juboo dans la perspective des élections législatives juboo dans la perspective des élections présidentielles bu boobaa ñun bu ñu lay soutenir dañuy taxaw ñëpp dégluñu ñu ne kii la ñuy soutenir mais bu kenn jàpp benn rumeur wala muy ay fekkalanteeg demlante ñu nekkuñu ci yooyu lu leer la ñu woote lu jub la ñuy woote na ko ñëpp xam tey. plus personne on ne privilégie personne li nu wax muy suñu critère di ci jauger nit ñi suñ ci dajee dinañ woo suñuy responsable waxtaan ak ñoom seet kan la ñuy tànn fi ñu toll nii amul benn candidat yëpp a yem ci man. léegi buñ dajewul da ngay abstenir. buñ dajewul dañuy abstenir dox suñu dox jublu ci li ñuy jublu bu boobaa dañuy ne duñu voté di jàppale kenn. mouvement bi mën naa dem ba nekk ab parti politique. absolument te ñun bu fekkee ne li ñuy wut ak a woote gisuñu ko ñun danañ former suñu parti politique jàmmaarloo ak yeneen parti politique yi xeex ak ñoom parce que dañu bëgg réew mi ñu teg ko ci jub ñu teg ko ci takku ñu teg ko ci liggéey.